asalaamaaleykum sénégalais bi foo toll ci globe bi rek Khadim Gueye fekk na la fa nga toog ziyaare la jox la sa wàccuwaay nuyu sa njaboot di leen balu ak encore di leen bal ak waaw di ñaan yàlla mu may ñu fekk ko déwén ñu bare ndax tabaski bi nga xam ne jàll nañ ko ji donc képp koo xam ne si tooñ naa la te teguma ko ci yoon te yaakaar naa képp ku ma fi laal dama ko teg ci ay preuve mais du tee ma jéglu la di la balu ak waaw boo ma tooñee baal naa la waaw parce que gars yi ñoom nee naa la ñoom seen diggante ak seen borom duñ ko ci xool ñun nag yàlla def na loolu dañ koy xool bu baax a baax di ko sàmm waaw moo tax lépp lu ñu leen di wax rek dañuy dem ñu gëstu ko ñëw tegal leen ko waaw ñu bare dañ may woo grand li am na loo ci wax loo ci xalaat bu ngeen gisee du ma gaaw a wax ni ngeen koy jotee information yi vidéo yi ñu leen di yónnee noonu laa koy gisee mais man du ma dégg tel ne damm na damay jël sama temps ma toog xool analyser xalaat ci informé wu doogu ñëw toog parce que am na ñoo xam ne si lu ma leen wax rek téere lañ koy def donc bëgguma décevoir kenn looloo tax léeg-léeg tamit du ma yàkkamti ci tontu wala muy ñëw di dugg ci yenn détails yi yoo xam dégg naa ko ndax mer wala déet ndax man farloowuma man lay dëgg ba rek laay teg waaw am na ñu muy neex nag ñum naqari am na ñoo xam ne si dañoo far à tel point que kañ àndal sax bu defee lu leen loo xam di naka su dul noonu la ñu ànd ak moom par force bien que au cœur de eux-mêmes xam nañ ne kii ay fen lay def ay kàcc yi dans le cas de kilifa dégg ngeen ko danañ si ñëw après mais bala may laal loolu tey moom loolu laay wax danaa leen leeral ay information yoo xam ne am na ci entre sénégalais yi nga xam ne si ñoo nekk diaspora bi di ñibbi ñi dem ak di ñëw comme ñu ni ñëpp xam nga am ci ay lëndëm yoo xam ne leerul journalistes yi demuñu ñu def loolu ñun ñi nga xam ay chronistes lañ ñu dem def suñu ay enquêtes suñu ay gëstu leerlu ñëw tegal leen pour que yéen ñi ñuy déglu nekk ci diaspora bi yéen ñëpp ngeen xam mbir mi nu mu demee voilà donc ñu remplacer journalistes yi foofu parce que journalistes yi léegi ay 90% yi moom léegi moom def na ay politiciens lañ ñoo imam yi ñoo yem quoi yenn imam yi dégg ñu naan imam nangam quitté na Macky Sall rejoindre na Sonko wala quitté na Sonko rejoindre na Macky Sall def naa yooyu ñoom du lu ñuy dox voilà journaliste bi aussi def naa lii ma fas yéene ñëw ak yéen ñoom ñoo waroon toog ci programme télé yi leeral ko ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi compter ci ñoom di leen suivre ci presse en ligne bi di leen suivre ci li nga xam ne si mooy télé yi waaye doo ko fa dégg voilà ay Pawlish lañ lay tegal ak ay Ouzin Keita ak ay yaa ma gën a xam daal voilà loolu moom mu ëpp importance parce que loolu mooy indi ay vues te ñoom ay vues la ñuy xoolatuñu li nga xam mooy information voilà ñun ñi nga xam duñu ay journaliste nag j'espère que un jour seen carte woo njël ko ñu jox ñu ko ñun moo ëpp solo voilà parce que li ñuy liggéey ci réseau bi li ñuy def fi moo ëpp solo ñoom journaliste yi li ñuy def parce que seen devoir defuñu ko tey defuñu ko suba ay journalistes yu parloo ay journalistes yoo ay fenkat yu leen tegal te loolu dinaa leen ko tegal ku mel ne Pape Alé Niang dinaa leen décortiquer tegal leen ki nga xam ne si mooy troisième sujet bi premier bi mooy leeral leen lii deuxième bi wax ci kilifa troisième point bi mooy ci Ndeye Khady Ndiaye mais borom Sweet Beauté dégg ngeen vidéo bi bërki dem voilà ñu bari ñu ma ci interpellé mais dama toog déglu xool xam confronté ay bagages ñëw tey lépp war a leer fi may déparé nag mooy mbirum test yi ndax bi corona bi amee ak léegi gis ngeen vaccin yi ñu ngi koy dóor ñun ñi man mii démb laa def sama premier vaccin voilà waxoon naa leen dama koy filmer fi ma demoon di ko def dañ dama autorisé wuñ kenn mu filmer donc su ma leen waxee ne def naa ko ngeen war ma gëm sinon mën naa jël feuille bi ma jox leen ko le 6 septembre incha allahu rabbi ci laa am rendez-vous pour deuxième dose bi def naa ko yàlla def na ci jàmm jooy yéegi yëpp ay tiit yooyu dara amu ci maa ngi nii di sant yàlla aw yëguma ko sax waaw ne ko yëgaluma ko sax sama yaram ne bien que ay piqûre man dama koo ragale ki ñekk mais gannaaw lii am na devoir la te aussi nit ki bu la naan sangu la moom moo ci war a jiitu dafa war a set ba noppi waaw du ma leen digal loo xam man du ma ko def voilà su ma leen waxee dara rek man maa ci war a jiitu man loolu laa gëm man loolu laa xam man loolu laay dund voilà léegi nag émigré ñu bare dañ may interpréter di ma laaj test bi nu test yi demee muy maanaam ku jóge woon Italie wala France wala Belgique ci Europe wala Amérique wala fu mën a doon war a dem Sénégal dina xamal ne test yi da nga koy def obligatoirement
donc nga def première dose deuxième dose ak yooyu intéressé wu leen mais test boobu ma leen waxoon bu bakkan bi da nga koy def pour dugg Sénégal kooku état Sénégal ñoom ñoo ko prétendre man mii daaw bi may dem dama ko def j'ai payé 102 € fii ñu defal ma test boobu ma ñëw aéroport jaar tranquille aw ma benn problème ok tey jii bu may delluwaat incha allahu rabbi Sénégal dina fekk ma am deuxième bi mais du tee test bi dama koy def voilà fii la mbir mi nekk ñu bare dañ yaakaar ne bu ñu defee ñaari piqûre yooyu ñaari ñàkk yi donc test bi waratu leen déedéet ba fii may wax ak yéen mën na am bu subaa nag mu changé wax day am day leer mën na am bu subaa wala gannaaw suba fekk une semaine fekk 2 semaines état yi ñoom ñu décidé ko ne képp koo xam ne mën nga démontrer que ne def nga ñaari ñàkk yi double dose bi yow kenn du la laaj test bi mais ba fii may wax ak yéen nga def ñaari test ak nga bañ koo def nga naa ñaari dose ak nga bañ a def 0 dose ñoo ci yem test bi ki deful ñàkk bi ak ki nga xam def na benn wala ñaar ñoo ci yem képp boo jógoon Italie gii ma nekk tey di dem Sénégal dañ ko prétendre bu jëkk daaw Sénégal moo ko prétendre mais Italie dans ce cas prétendre ko woon donc man bi may dem Sénégal dama def test bi fay 102 € ñu defal ma ko ma dem ñu bàyyi ma jàll mais bi may jógee Sénégal di ñëwaat Italie booba tegagul woon règle boobu nga xam ne kuy jóge Sénégal ak kuy jóge ci pays yooyu da nga ko war a am donc léegi ni ngay wute test bi booy dem Sénégal Italie prétendre nañ boo jóge Sénégal di ñëw fii da nga war a indi test bi kooku c'est pas le gouvernement sénégalais moo la ko imposé mais le gouvernement italien donc ku fa jóge Sénégal ñëw ba fii yagar-yagari ba agsi di nga delluwaat ci Sénégal ba nga jóge woon mi ngi mel ne ku jóge fii ne dëgër bopp ne damay dem Sénégal kenn du ma contrôler man dama libre nangam dañ la dugalaat ci avion bi ndax nga ñëwaat Italie gii nga jóge woon def naa leer na de donc première dose deuxième dose seen yoon nekku ci ki vacciné wu ak ki vacciné wul test boobu bu bakkan bii da nga koy def dem Sénégal sooy jóge Sénégal pour ñëw Italie wala nga war dem Espagne wala nga dem France fu mu la neex da ngay def test bi foofu demal Institut Pasteur état sénégalais yi état africain yi décidé nañ ci benn prix boo xam def nañ ko 25 000 francs CFA boo demee fële Institut Pasteur am na yeneen yoo xam dañ ko def l'importance bu am 5 jours comme ni ñu koy prétendre fii boo jógee Italie gi dañ lay wax juróomi fan yi nañ ci def test bi na ci génn ci entre 5 jours yooyu na nga ci def test bi résultat bi génn balaa juróomi fan yi mat na fekk yow nga àgg Sénégal donc doo am benn problème booy jógee Sénégal aussi la même chose la ñuy laaj fii 5 jours yooyu na nga fexe ba nga def ci test bi résultat bi génn fi booy ñëw aéroport nga ñëw ak résultat bu négatif kooku nga am benn dose wala ñaari dose ak nga bañ a ñàkku 0 dose ñoo ci yem donc def naa leer na bu ma kenn woote di ma laaj ndax man def naa ñaari ñàkk yi léegi est-ce que man damay dem di wutiwaat test di ci fay booy fay da ngay fay ñàkk bi fayoo ci dërëm mais test bi état bii comme état Sénégal nañ ko prétendre yeneen état yi prétendre ko noonu lay demee lañ koy fay nag ça dépend ci réew ma nga nekk Sénégal moom boo fay jógee 25000 la bu fekkee ne 5 jours yàkkamti woo ko am na ñoo xam ne dañuy nekk ba par exemple dernier jour bi wala avant dernier jour bi ñu bëgg test bi ci même jour bi bu boobaa moo lay coûter ay 40000 wa ilaa 45000 kooku yow yaa ko établir ak fa nga dem ñu lay defal test bi voilà mais boo demee ci juróomi fan yi nga def ko 25000 francs nga ciy fay ok def naa leer na sinon boo ne gannaaw suba laay dem Italie wala Espagne donc boo demee nga xam ne yow da nga bëgg ñu defal la test bi tey jox la résultat bi tey tu vas payer les 40 ou 45000 mais bu dee teel ngaa jóg 25000 ngay fay ñu ne la gannaaw suba ñëwal jël sa test gannaaw suba nga jël ko dem aéroport le jour après yaa ngi ci juróomi fan yi kooku nii lay demee def naa loolu leer na beneen question bu leer mooy ñépp ñi nga xam ne ay sénégalais lañ nekk ci diaspora bi am double passeport mi ngi mel ne ku nekk Italie yi Allemagne benn la France mën nga am double Italie mën nga ko am Espagne je sais pas quoi mais bépp sénégalais boo xam da nga yor double passeport
da ngay dem bu dee da nga nar a dugg Sénégal ak le passeport italien dans ce cas nañ jël exemple Italie man ma yor double passeport bi jël yoruma passeport Sénégal may dem dañ may considérer comme un Italien dafa war a leer c'est pas parce que je suis noir je parle le wolof il s'en fout de ces choses da nga war a dem ci consulat ba nga nekk ci réew ma dans ce cas Italie nga dem ci consulat bi wala nga dem ci ambassade ba ñu jox la autorisation nga dugg Sénégal parce que tu es un étranger dans ton pays boo bañee def loolu bañ a def procédure consulat wala ambassade na fekk yow nga yor benn document bu valable bu Sénégal carte d'identité passeport Sénégal lu démontrer que yow sénégalais nga may nañ la sax Macky Sall bi ngeen di xas may na la ne yow boo yoroon double passeport bi sa passeport fekk jeex na wala sa carte d'identité bi jeex nga xam boo duggee Sénégal da nga koy renouveler mais wan leen boo xam ne document sénégalais dafa périmé jeex na 1 mois 2 mois 6 mois loolu dañuy bàyyi mu jàll mais démontrer leen que yow sénégalais nga waaye comme góor yàlla yu bare ku ci rëcc yàlla may la fi passeport fii ci Europe nga dem di bàkku di jaay ay européen man je suis pas sénégalais man lii ni ngand yee ma gën a xam sénégalais ni mu nga rëy yooyu boo ñëwee ñu tey la ci aéroport bee yaa tooñ sa bopp lu leer laa la wax na fekk sa passeport italien boobu espagnol bi français beeg anglais beeg américain beeg ñoo xam na fekk nga yor sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport Sénégal gannaaw double passeport nga yor nga ñëw ne maa ngi nii juste sénégalais mais xëy na rang bi européens yi fee la ñuy jaar falaa bëgg a jaar bëgg yàkkamti naa kooku sa problème la mais doo fa jaar naan leen xool passeport italien laa yor mais man je suis sénégalais déet kooku da nga koy démontrer ci ay këyit du sa wax def naa leer na de voilà sinon boo ko yorul yoroo bu périmé yoroo bu nekk en cours bu valable demal ca consulat ba nga nekk muy Italie muy Belgique muy Hollande muy France muy Espagne muy fu mu ci mën a doon ci Schengen bi nga dem sa consulat bi ne foofu wala ci ambassade ba ñu relâché la benn feuille benn autorisation boo ñëwee aéroport nga mooy accompagner sa passeport boobu nga mën a dugg mais du tee nga indaale test bi boo vacciné woo ñaari vaccin ak ñaari dose ak juróomi dose intéressé wu leen bii lañ soxla nga ñëw présenté ko def naa ne kooku leer na lii lu waroon ñëw la moodu yi nag di leen ñaan ngandu lay yooyu yëpp nañ ko teg fële ok nañ fexe ba cas importé yi ñu bañ ko def am na aussi ñoo xam ne signalé nañ ma que ne agence de voyage bi lay jaay billet ñoo naan mën nañ la defal test di la fayee ko ay 10 euros ay 8 euros ay 15 euros yu kenn xamul nga wut lu yomb ba tax nga wut ko gis nga boo ko jëndee ak sa billet di nga dem ba Sénégal ñu refoulé la ci sa réew nga dellusiwaat parce que test boobu soxlawuñ ko tey soxlawuñ ko suba amul benn agence de voyage damay leeral amul benn agence de voyage bu nekk ci diaspora bi boo xam ne autorisé nañ ko muy defar ay test kon nag demal ci clinique ya ñu defaral la ko bu lay coûter man mi j'ai payé 102 euros pourtant Napoli bi am na ñu koy trafiqué di ko def ay 15 euros mais boo demee bañ leen mbiib dañ la dugalaat ci avion bi nga perte sa billet ba nga fayoon ndax di wut sakkanal nga dellusiwaat Italie yii bul mere Macky Sall bul mere gouvernement Macky Sall yaa doon jéem a triande ñu jàpp la kon nag dafa war a clair du benn agence de voyage voyage bi billet la lay jaay am na clinique yoo xam ñoom lañ accrédité pour ñu defar ko demal nga fayee ko am na yoo xam ne autant 80 euros la yi ay 100 ça dépend ci fi nga nekk mais na nekk loo xam ne si ñii may nañ leen autorisé nañ leen pour ñu defar test boobu def naa wax dafa war a leer sinon fi ngeen dem di xeex ak policiers yeeg di jéngu sama autorisation mi ngi ni déet amul benn agence de voyage boo xam ne autorisé nañ ko muy defar ay test dafa war a clair mi ngi mel ne tey nga bàyyi fa Institut Pasteur dem ci sa koñ bee ku la tàppeel sa benn test copier ko jox la ko nga ñëw déedéet test boobu uute na ak bu Institut Pasteur kooku dafa war a clair lii daal moom laa waroon def naa pour mu leer
ñun ñi ne fii nag buñ fi nekk naan dañuy wut ay naa def ci sama 30 euros yeeg nangam sama 40 euros naa dem fekkee jox na ma ko 8 euros 10 euros 9 euros naa defe na maa gën a yeewu sénégalais yi yaay dof bi ne sa billet 600 euros 700 euros boobu da nga ko ci perte ñu takaat la ba nga dëgër yaag say valise delloo si la fa nga jóge woon te booba bu fi ŋaang di yuuxu naan état Sénégal léegi day maltraiter les émigrés déedéet dafa am ay règles yi nga xam moom la tubaab yi jël ca Sénégal moom la Macky Sall jël ci ñoom kuy jóge ci ñoom lii ngeen prétendre moom laay prétendre ci yéen loolu fula la ak fayda def naa loolu la ok buñ jógee foofu nag ñu jóg ci li nga xam mooy actualité bi nga xam ne si ñu bari ñu mu ko doon laaj mooy mbirum kilifa googu ak Y'en a marre ok man yàgg naa leen wax c'est soi-disant activiste wooye seen bopp ay activiste Y'en a marre ñoo ci jiitu Y'en a marre gisee gouvernement yi fi jaar yépp Ablaye Wade ak nguuram liñ ci lekk ay ministre Ablaye Wade favori yi ñu leen defal du n'importe quoi mais ay jaam lañ ay jaam laa la wax moom lañ yoo xam ne përëx lañ duñ gërëm jamais ñamu daaw ñoom ku fa toog rek nu ñu amee xaalis lañ soxla mbirum sénégalais yi doléance sénégalais yi seen xiif ak seen marak lu mu mën a doon intéressé wu leen nañ jekk rek ñoom ci seen biir bu jëkk gis ngeen da ngeen doon gis bu ngeen gis ñett ngeen daan gis ñuy ànd ci programme yi Kilifeu Thiat ak Fou Malade bu ngeen xoolee am na ay temps Fou Malade gisatu leen ko yéen a koy gis ma nga TFM ma nga ci yeneen bagages ngeen gis Thiat ak Kilifeu ñooy ànd paire couple lañu woon télé bu ñu leen invité site bu ñu leen invité ñoom ñaar ñooy toog kàcc seen ay kàcc yi manipuler sénégalais yi fen leen fen yoo xam bu ngoonee ña nga ci bureau bu nekk Macky Sall mais ñuy xas guddeeg bëccëg bis bu ne ña nga ci bureau ministre am yeeg chef de cabinet yeeg affaire di wut xaalis ok bu leen recevoir nga gis ñu jox leen ñu ne pat doo leen dégg bis bu ñu demee ba xam ne mënatuñoo lekk nag ñu génnaat na ay activiste lañ ñu ngi préparé beneen chemin ba pour kan moo war a toog wa ilaa ñu menacé ki nga xam moo fa toog pour que mu mën leen woowaat di leen jox ñoom ñuy dund wax leen ma ñoom lan la ñuy liggéey à part des rappeurs waaye yow yu fight ay raté seen ay disque kan moo koy jënd fan lañ toj ngeen dégg ñu naan la Kilifeu ak ak Thiat ak ay Fou Malade toj nañ fii quoi mosoo ko dégg lan nga doon dégg ay Oxfam ñu ngi ne buñ lay woote dañuy xeex góor jigéen yi kan mooy financé góor jigéen Oxfam kii financé Ousmane Sonko mii ànd ak gars yi naan day dem di xeex góor jigéen yi Oxfam bu ñu ko yëgee lu tax Ousmane Sonko officiellement ñëw mu signé affaire boobu parce que nangu na ne Oxfam financé nañ ko Oxfam ñoom ñooy def promotion góor jigéen yi di financé góor jigéen yi moo tax imam yu naafeq yi ay imam Dramé dégg ngeen ko démb sinon ngeen dem déglu lan la wax démb ci Kilifeu mii nga xam ne non plus tard de quelques mois ci ginnaaw dégg ngeen ko 94 milliards yi bi ko fi Ousmane Sonko génnee dégg ngeen Ahmed Aïdara mi nga xam ne seen clan ba ci la bokk revue de dinaa leen tegal sax moo daggit boobu ci fin ba ngeen dégg lan la doon wax Kilifeu mi moo génne Sonko nag génne ni mu tap répondre ci question yi nangam tout récemment gis ngeen ko mu mel ne slip ak ginnaaw ak Ousmane Sonko ba ci xar yi gis nga tabaski mi ngi ko doon defal sponsor dem jënd xar ci moom dem leb 15 millions d'air ñu waroon ko jox xale yoo xam ne yoruñu dara mais gars yi dañuy utiliser fonds yooyu pour blanchir xaalis yi nga xam ne moo waral vidéo bi ngeen gis dem 5 millions fii dóor marto ci ay passeport diplomatique affaire yooyu boo leen gisee ñu yor ay étage yor ay 4x4 yor ay oto nga def waa joo xam xëyul gontul dana war a jaaxal fan la jóge mais boo déggee ñu ne ah non leboon na 15 millions day jaay day def opération tabaski Ousmane Sonko sax ci moom la jënd xar da nga naan waa ji xaalis fa la koy jële mais est-ce que opération xar boobu mën nga ci am ay 4x4 yu jar ay 50 millions ay gàlle yu jar ay 100 200 millions xaalis boobu fan lay jógee kan moo leen ko jox lu tax du bu ñuy tuddee Oxfam doo leen fa dégg Soros bii ñuy wax ak tous ces gars là Mollah Morgan bii liveur di live ngeen koy dégg nekk rappeur bindal leen taxi yi gën leen a waaye yow kanasu Mollah Morgan 6 mois ci ginnaaw la teg fii affaire visa yi wax leen ko demoon nañ use daan ko tegal benn vidéo di nga ko gis ñoom ñett ñu ànd voilà dem fële ca France fi ñu naan France dégage te démb dégg ngeen ko ci vidéo bi consul bu France bee la doon dem pour ñaan ko ndimbal xam nga sa li gars yi naan waa ji traître la mais gars bi lu traître yow mi naan traître la
bu kilifa dóoroon sa 5 millions nga koy woo téléphone du guddeeg bëccëg du la wuyu waaye ba nga koy woo pour jox xaalis bi dafa ñëwoon wuyu ah dafa naa di nga wax leneen lu dul naan que ne waa ji traître la waa ji ci vidéo bi neen am na ay temps da ko bloqué ça veut dire que bu yàgg doon leen dimbali mais ay jaam lañ waa ji am problème waroon na moom wax na leen sax 3 xaw ma 6 mois de luyaas yu leen waa ji doon fayal gaa bi ñu ngi koy génnee di ridiculiser naan benn sàcc bu ñu jàpp fi ay tunkaraw baadoor sàcc katu oto boobu génnee fi naan waa ji la quoi est-ce que xam nga ñu koy dénigré koo xam ne moo leen doon fayal ñoom seen ay luyaas voilà li mu wax ci oto bi leer nañ trafic bi ñaata laa la joxoon 1 500 jox naa la 3 léegi muy 4 500 500 yi ci des mu naan ko jàppale ma ci mu naan non il faut ma wookale yow bu doon sa oto boobu moom comme ni mu ko expliqué dem est-ce que dinaa woo diw naan dama naan non booy amul problème yow yaa ngi doon jàppale dem ak bërki dem yow boo ma joxee 2 millions sax ma jox la ko parce que jar nga ko waaye waxuñu fa sax waxu oto waxu bu rouge bi la passeport diplomatique bi te yow bu fekkoon ne booy bi sax dafa ñëw réellement di xaritam comme noonu 20 ans ñu xamante ko kii jàppale leen ba mu ñu reconnaître ko mook caat que ne waa ji ñoo doon ànd ba ñu nekkee ca période vache maigre yi moo ñu doon fayal sax luyaas yi di ñu jàppale ay taranga kooku tey war nga ko encaisser 5 millions pour naan da nga koy dimbali en tant que xarit quoi ci visa laa la wax parce que sama doom mu jógee Sénégal ñëw dem France 50 000 francs la ñuy laaj ci visa bu njëkk 40 000 la woon xëy na tey dem na ba 50 000 nga laaj ma 5 millions léegi nga xam ne dépôt mënoo ko déposer mu ngi naan leen bu may wut visa damay dem ci consul moom moo koy signé consulat bu France mooy autoriser nit ki pour ñu jox ko visa mu ñëw France bu dee ba ca Italie moo koy autoriser donc mënoo ko ci dindi ndax dernier parole ba moom moo ko yor dépôt amuloon nga ne fa lay dem dégg nga mu naan ko man siiw naa quoi bu ma demee damay wax man la diw rek naa ngam woo ay gaayinam yoo xam dañ ko mettre en relation avec le consul ne ko xool kii sama frère la xam nga doom ji dafa am problème mu bëñ jooy ko jooy boo xam ne waa ji dina jël dem jël tampon bi jox ko mu ñëw mënoon na sax jàll bu respecté woon le 16 bi ko waa ji waxoon mënoon na sax jàll mais 5 millions yi kan moo ko encaissé moom moo ko def ci poosam ci xarit boo xam ne ëllëg bañ nekkee dans la merde moo leen doon fayal ay luyaas kilifa yaag caat ay jaam ngeen te caat ma leen koy wax sénégalais yi bientôt laa la wax bientôt di ngeen fi gis même scandale boo xam ci caat moom la rëykatu lamiñ yooyu ne ci télé yi di mbalal li gis ngeen kilifa bërki dem ak Maître El Hadji Diouf Maître El Hadji Diouf dominé na la tey de dafa naa war na féete waaw ci télé ba xeex la bëggoon jóg tax di wa agressé pas bi quoi ci affaire naa xoolal lii wa naqari mooy ñoom dañuy xool ñoom ñi bon ñi waa Macky Sall la ñoom Maître El Hadji Diouf ñoom ñooy ñu baax ñi quoi le arnaqueur bii moom mooy taxaw naan ñoom li ma ne dañuy xool sénégalais yi di leen fen yow li nga def démb ñu jàpp la lan la ci sénégalais yi naan sama doom rustan mu gis sa doom def naa takk nañ ay bëtam bi mu gisee baayam toog di arnaquer 5 millions de francs xaalis bi dafa jaar donc fii mënoo leen fi ñëw di justifier lenn di modifier naan affaire oto lañ doon traité oto traité wuñ ko benn yoon la ko waajo oto bu ñu ko doon jaay 11 millions mu ne waaj yor naa 9 millions kooku yow xamu woon sax ne waajoo day jaayee oto mu ne ko dimanche indil ma 9 yi 9 500 waaju wax ko mu ne ko ñëwal ma jox la kooku bokkul ak yow nga ñëw fi naan dama ko doon jaay oto beeg dama ko doon jaay yow kan nga yàpp mais ñii li bon mooy dañuy yàpp quoi ku ci ànd ak Ousmane Sonko daal contrôle nga ko dem ànd nga ak moom xam nga ne boo nee man daal ñu ne ay complot la Macky Sall moo leen comploté mais tu te rends compte waa ji dem doxaani suite bote ñu jàpp ko masqué wu àndul ak garde corps àndul ak kenn def lu ko neex ñu kepp ko dara leeragul tey jii ñëw di ngeen ne Macky Sall moo leen doon piégé femme bu tekkiwul dara bële danaa ñëw ci moom après nee na tam dañ ko piégé donc ara dañ ko piégé woon ku ne dañ leen piégé tey jii lii dal kilifa imagine yow mooy xool bu daloon koo xam ne APR ci Macky Sall la sës Pape Alé Niang yeeg gis nga lem nañ seen ger ñoom ñëpp ñu toog sagaru nit sàcckatu oto benn ca oto ba di kàcceeg si ki moom bu mbaam boobu moo toog naan day défendre ñii voilà parce que ñoo yam catégorie
ñoo ñëw di gëmloo sénégalais da ngeen war a yeewu da ngeen war a yeewu sénégalais yeewu nañ ci yéen te lan la ñuy justifier non dañ ma jàpp mais Macky Sall moom moo yabal nit bu mu jàpp ma quoi mais 5 millions yooyu moo ko def ci damanam gaañ bi di ko woo mënu ko jot waa ji xam nga sa 5 millions yow mooy xool naan da ngeen di jaay ñu naan ay traître la dama bëggoon xool kan mooy jël sa 5 millions di ko jox nit koo xam amul ay seede amul dara waaye du ko filmer parce que xam na gars yi muy defar xam na dóorkatu màrt yi xam na li mu koy wax soxla na ko mais ëllëg mën na ko trahir donc damay am preuve gis nga bis bu ma jéemee trahir ma daaneel ko loolu la waa ji def mais ki du mbaam moo xam ne 20 ans mu mënoon leen daaneel bu yàgg defu ko mu ngi koy doog a def dem leen ngeen déglu audio ba la ma ko wax maa ngi lay woo gaayen xanaa bu ma ñëwee nga gis sama appel nga rappelé ma lu tax woowu ko jéemu ko woo répondre ko et tout lu tax waxu leen ci loolu xanaa ñëw naa waa yu traître la 20 ans sa ndey boo rayoon nit sax ban ray nit sama 5 millions gis nga ka nga bokkal nday baay sax bu def nga daaneel ko asuma kilifa tappet waaye yow triant yi escroc yi gis nga boo amee da nga ne waa leeral ñoom waa leeral lañ fi nekk dëgg leeral ñooy ñoo xam ñoo ñeme faale wuñ maami ku ànd ak Ousmane Sonko ku géré Ousmane Sonko dama leen di tàcc ci loolu affaire Adji Sarr lan lañ def loolu ñëw interview gel bi ngeen ciblé leen voilà bi amee ñu wàññeeku ci ñoom ci tournée président be lan ngeen def fi nekk di jubilé yéen ay mbaam yéen ay vaurien yéen ñu tekkiwul dara yéen ak seen leader bi ngeen àndal kàcc ci fen manipulation ci la dëkk ci ngeen nekk yéen tamit voilà àndu leen woon ak moom waaye léegi dafa yomb quoi ku tëb rek bëgg gars yi am audience nin Ousmane Sonko la àndal parce que xam nga ne boo laqatoo si gannaaw golo yu tekkiwul dara yi tappetu clavier yi ñoom ñëpp ne sa gannaaw démb gis naa liir naa ñu naan non xam nañ nu mu demee mais ak nu mu mën a demee yow lañ àndal kooku mooy xam nañ ne gaañ weere nga da nga waroon génn nga raamal sénégalais yi xamal leen ne li ma doon wax yëpp ay fen la li ma leen doon gëmloo maag yaana maar yëpp ay kàcc la ay anarcheur lañ ay dóorkatu marto lañ li nga naan da ngay porter plainte leeral lu tax porter woon plainte porter plainte Mollah Morgun Mollah moom waxul la sax ngeen koy porter daf leen a provoqué ne leen xoolal tontu na ma kilifa tontu na ma caat tontu ma këpp leen muut ngeen def lu tax porter woon ko plainte bu leen di wili pante fii te booba lii lépp amul lii dafa ñëw jox dëgg Mollah Morgun na ko booy ñii wane nga ne ay jaam la ñii taxaw kilifa gis ngeen ko mu ne fii mooy jox boppam policier yi di ñàngal gis nga waa ji sax mu naan ko xaar gars yi wàññil quoi est-ce que xam nga wàññi ko ndax mën nañu sax dóor bal pour lan la séparé wu nañ caat ma ngay dox ko tem kii ma ngay baroo ngay dox ko tem fu malaat ko tem moom nag léegi il fallait moom mu ñëw fes ñëw ci lim doon contrer Ousmane Sonko ñëw ànd ak Sonko parce que xam na golo yu Sonko yu tekkiwul dara yi ñëpp ci gannaawam la ñuy nekk di ko jàppale di ngeen gis Xalaat TV naafeq yooyu nga xam ne tey ji bu doon lii dafa dal ku ne ci Macky Sall daañu la ci montel vidéo da ngeen déglu vidéo bi daañ ñëw jekki-jekkal rafet gis naa ay live def ko fii saytaane yoo xam ne lañ ñuy wax sax vraiment leen ci xool seen diggante ak seen borom nit ki loo ko faral loo ànd ak moom am na loo xam bu ñu ko jàppee flagrant délit du vidéo du audio du dara da nga war a ñëw nga dal ci kawam am nañu ci am courage mais def naa kenn rek laa ci gis ci Facebook bi mu am courage ñëw dal ci kaw waa ji te leer na ma kooku sax daañ ko saaga ndax saagakatu Sonko yi moom lañ yaakaar quoi gis nañ keneen beneen rappeur bu raté boobu xaw ma lan doomu avocat wu Sonko bi la bala xaw ma Xalifa la xaw ma waa avocat quoi Macky Sall quoi dafa war a wàññi kii bi quoi man ma nga représenté société bi yéen représenté wu leen dara da ngeen représenté seen bopp ay arnaqueur yu tekkul da waajooyu 2018 lañ ko tëj 6 mois ci kaso bi baayam c'est un avocat de Ousmane Sonko voilà kooku ñooy ñëw naan ñoom ñooy waxal askan bi quoi woo ci tali yi non quoi man quoi lan lay wax Macky Sall na wàññi dugg gi njugum dund gi quoi loolu moom la représente mais ñii wax leen ma kan moo ant léegi te pourtant kooku ngeen gisoon fii waa Sonko yi attaqué wu mu di raaga ak ñoom fii di yuuxu ndax li ko gars yi di saaga tey jii ëllëg ci côté Ousmane Sonko léegi ku wax ma ngay attaqué Macky Sall di défendre Ousmane Sonko parce que xëcc nañ gars yi tàppet yépp gis ngeen saa ay ñoom Sanjogo ay ñoom xawma lan borom JCB boobu gis nga ko tàppet yooyu nga xam ne si gars yi fii lañ leen doon wili pande gars yi di leen ngambal di leen takkal junjur yi ñuy daw léegi lépp ñu ngi ci gannaaw Sonko waaye gis nga yéen ak Sonko yëpp da ngeen ànd surux devant tous les Sénégalais nii kilifa surxe waaw Maître El Hadji Diouf kontaan nga gis nga ku réew ki la doon
affronter di jaaw naan dañuy jëw di ñu jéem a waar quoi tu te rends compte kilifa mooy ñëw toog naan daf ñuy waar ñun ci àdduna ci laaxira yawmal xiyaam oustaz Dramé imam Dramé génn nee na kilifa waxagul woon sax mu ne déggaguma ko waxagul waaye la mu wax sax gëm naa ko mais yéen oustaz yi vrai yéen imam vrai yi da ngeen nang waa ji ñëw di leen jiite man ki sama xaj sama ganaar sax du ko jiite waaye imam Dramé sama ganaar doo ko jiite yow wasuma ak man ndax yow la yàlla santaane lañ la jiite xamoo ca tus demal nga jàngaati lan la yàlla wax ci kat ci lan la yàlla wax ci lu wóorul lan la yàlla wax ci li nga xam ne si mooy gis dëgg nëbb ko di yëkkati ay fen yow nan nga mën a nekk en tant que imam ñëw toog naan da ngay défendre koo xam ne dégg goo sax lu muy répondre te gis nga la mu wax nga dégg newuñu la audio dañ la tegal nga koy gis muy wax encaissé sa xaalis bi ngeen gis ko ngeen ñëw da ngeen koy justifier ndax lan ndax yéen a bokk Ousmane Sonko bu ngeen bokk yàlla dañ leen toroxal yéen ak Ousmane Sonko fii ci kanamu Sénégal yépp ñuy gis li na ci kanam rawul ay bët gis nga caat mais di yaaram sénégalais yi maa ngi wax fekk bientôt très tôt di ngeen dégg fi kaawu caat Xaadim Gueye moo leen wax lii dina am waaw ay Tunkara moom gis ngeen ko baadoolo boobu ca kaso boobu ñu génn sant yàlla fan yi dinaa ñëw ma tegal ko loo xam ne journaliste boo xam ne Amérique gi moo ko fa jiitu ëpp ko fa doole ëpp ko fa xam-xam yor kartam ñu accrédité ko mu mën a am accès ci ay documents yoo xam ne maami Tunkara sa du fa jege Baba Aydara la tudd document bi mi ngi fii dinaa leen ko tegal tey bu mu bañoon vidéo bi gudd du bisam dinaa ko teg gis ngeen ko dem muy aalu naan day défendre yeeg di attaque waaye ay vaur yeeg quoi wax leen ma kan moo entouré Ousmane Sonko ku tekki dara ci réseaux sociaux bi wala ci télé yi ngeen gis wala dara mais léegi daal boo bëggee boo rayoon nit sax ñu couvrir la neel Sonko nga àndal quoi gis ngeen ko léegi mu ñëw fi naan day def point de presse tapet boo xam ne ñemewul en tant que leader jàkkaarloo ak journaliste ñu posé ko question depuis ak Cheikh Yérim bañ commencé question yi ba léegi point de presse ngay dégg ñëw fi di wax ay coronavirus naan daf ñuy dafa ay nu ñu koy waxee di conférence nu ñu koy waxee di waaye yow point de presse yi gars yi daf ñoom Ahmed Aïdara yooyu quoi voilà coronavirus bi nombre bi lii ay statistiques yi nii nangam ay bon ku am ñàkk yi mën nga ko jël am na question boo xam man nii laa la wax du ma état mën naa la ci tontu Ousmane Sonko mooy ki nga xam dafa amoon coronavirus ba wér ci mu ñëw ñu injecté ko ñaar yooyu kooku moo ñu ëpp doole ñun ñi nga xam ne mus ñu koo def kooku protection totale lay am gis nga ñàkk bi sénégalais leen ko xam nga lan la gis nga virus bi moom lañ lay injecté pour que sa organisme bi mën na ko reconnaître que yow ëllëg bu ñu la ko wàllee bu feebar bi duggee fekk na yaram bi corps bi organes yi xam nañ feebar boobu ñu mën a xeex ak moom pour mën ko dominer loolu mooy ñàkk bii ñu leen dem leen ngeen ñàkku ji ko voilà donc fii indi fi dara lu bees naan question mooy ci kanam gannaaw def nañ deuxième troisième mën na am mais yow est-ce que ñoom mën nañ la wax fan lay yam ñoom duñu ay yàlla duñu ay yonent ay recherche la ñuy def lenn nga wax ma d'accord ci mooy la technologie avance comme ça golo yi taxaw fi naan non vaccin kenn mënu ko def ci 1 an wala 2 ans bu njëkk boo daan bind lettre fii mu jëm Sénégal dana am 2 mois ci yoon pour àgg léegi damay jël sama téléphone bii yónnee message vocal wala message écrit ay fraction de seconde la donc la même chose day avancer loolu moom d'accord naa ci lu mu mës a d'accord ak Ousmane Sonko mooy loolu voilà waaye ay questions yu inutiles yi ngay poser waroo ko poser état yow tu es de leader politique nga da nga war a dem ci scientifique yi nga laaj leen lii ak lii ak lii à part que wax nga fa lu amul am na ci yoo xam ne mën nañ nekk mën nga def fii Moderna dem deuxième nga def ko Pfizer fële ci fii professeurs yi expliqué nañ ko am na cas yoo xam ne mën nañ nekk nga naan non bu ñu amee 800000 dañ war a def 400 yi denc 400 yi déedéet gis nga ki nga xam ne Ousmane Sonko pour tontu la ci loolu mooy nga yor benn dose comme man ni ma ko defee démb benn laa amee mais protection bi ma am ku musta def 0 man maa ko ëpp protection bu doon 100 la mën naa ne am naa 50 moom mi ngi 0 man bu ma waree jël beneen bu ak 95% yooyu moo ma dese mais moom accès gul ci 50% yi kooku soxlawul nekk docteur soxlawul nekk professeur pour wax ko donc boo nee dañoo waroon denc ñee pour ñee jox leen ko deuxième kañ la ñii di ñàkku
te ñàkk yooyu nga ne dañ ko war a ñàkk mag ñi baadoolo yu mel na yow ak golo yi la wër ñooy dem naan seen ndey ak seen bàyyi bu leen ñàkku dañu leen bëgg a ray dañu leen bëgg a wàññi heureusement ba nga nangoo ne ñii ñoo la ko gën a bëgg loolu yàgg nañ ko wax mais nag bu fekkee ne ñii def nañ première dose bu den 400 la yeneen 400 yi jox ko yeneen 400 personnes ñu am au moins première dose mu nekk 800 personnes yoo xam ne kenn ku ne am nga benn dose donc am nga 50% de protection kooku moo la waroon te boo informé loolu ngay wax génn nga yow tu parles pour ne rien dire mooy loolu quoi voilà soxlawul sax nekk professeur wala crack pour mun la tontu sa question de du tekkiwul dara yooyu quoi pour rek naa génn wax en tant que leader waxuma ci affaire bi dugg na fii génn yi fi bëgg a génn mënul am ay tournée économie yi amoon boobu corona bi jeexoon na mais yéen a forcé woon état bi pour mu ubbi lépp pour ñu normaliser les choses ñu fekk si leen ci côté boobu mais bu erreur amee rek ñu ne kële la yéen ngeen tegaat seen responsable lii du jàll seen manipulation yi da ngeen ko teg fële mu teg léegi nag li may tëje mooy ndaw su tekkiwul dara soosu mooy Ndeye Khady Ndiaye dégg ngeen dem mun leen dafa doon dem Kaolack kooku du ma ci sax yàgg dama leen di wax ñetti affaire rek ngeen réfléchir ci wala ngeen xoolaat vidéo bi dinaa leen ko montel fii après ngeen gisal ko seen bopp quoi voilà nee na da doon dem Kaolack jàpp leen coronavirus bi fi am li ma leen di wax ak delta bi moom neen dafa si buroon moo jëkkëram affaire yooyu yëpp donc corona non corona j'espère que amuñu ko mais yow paa bi ñu doon dem di jaale ji benn paax na wax sama nijaay la wala sama baay la wala bu jar nga yanu sa jëkkër rek say doom ak say rak ngeen dugg ci oto dem di jaale ji en pleine pandémie ok ba ngeen demee ci yoon ba gannaaw état bi ñoom ñoo la doon topp ñoom ñoo lay comploter gannaaw loolu moom moo xew wax ñu ban point la xanaa daw leen seen oto dañ leen a kar ak oto freiné leen ci kaw tali bi wala dynamique bi nan la demee expliquer ñu ko waaw parce que Pape Alé mi ko gi Pape Alé xam ne ndaw si day kàcc ba da koy woo rek pour moom audience bi vue yi naa Ndeye Khady Ndiaye mi ngi noonu na nga def sawa de am na loo mu woon di wax nangam mu bàyyi ko mu rafete ba mu jeex mu ne ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ban journaliste nga gis nga ñëw andil ko cas bu mel nii danañu jël ay preuve dañoo jël yëpp te posé wu la sax benn question ci affaire boobu est-ce que posé wu ngeen question boobu lu tax Pape Alé laaju ko ci dara pour mu indi benn leer lu dékk ko micro ba rek ci téléphone bi enregistré ko mu wax ba doyal mu ne ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm daal koy jàllale quoi am ci 300 000 vues moom bu affaire am jàll na ok jëkkëram moom tekkiwul dara parce que xanaa roue de secours lu góor dee di dawal oto mën a dawal oto war naa mën a changer roue de secours bu fekkoon sax day oto bi dafa roue bi dafa bëtoon bandi yi fekk leen fa ok ñu mën de par hasard wala je sais pas comment parce que dynamique boobu leeralu ko léegi xanaa yow buñ la ñëwee ñu ñëw nee na dafa tiit ba jëkkëram moo doon jënd ndox li ñu nekk yépp di ko jox donc yoon woowu yépp jaaykatu ndox yi ñu ngi fa woon donc di ko jox ndax tiit bu mu tiit xool ki day fen ba xoolal buy fen di seen tellement da koy liir ba moom mi xam ne man damay kàcc quoi nañ bàyyi sax ndox mi mu ko doon jox muy ndax tiitaane oto yeeg ña fa newoon xaalis ba ñu yoroon ak yeneen portable yeeg yépp réglé wuñ ko xanaa buñ la kidnappé affaire yooyu jël nañ portable xanaa yow sa jëkkër mi ak téléphone nga jël ko nga woo poste de police wala gendarmerie bi ne foofu ñoom mën nañ organiser sax li nga xam mooy poste de bloc ñu jéem a jàpp ñooñu waaye déedéet waa ji dañ doon dox noonu nee na dañ doon dox léegi benn gaañ moo ñëw secours leen changer roue bi accompagner leen ba Kaolack jëndal leen pneu sàcc ñu seen xaalis sàcc ñu seen dara mais waa ji moo leen jëndal pneu quoi ok ñu teg ko foofu te demul mu dem ca gendarmerie bi ne foofu wala police bi nekk foofu mu def plainte bi waaw defu ko fa plainte bi ba bi muy woo Pape Alé ñaam yi di ko wax defagul plainte ci koo xam ne nee nga téléphone bi nga yoroon preuve yi ci la nekk mais yow mi may xool yow ak yow mi gis vidéo bi ak ku mën a doon mais wax ma benn affaire man dinaa yor loo xam ne ay preuve la à part que kenn laaju ko ay preuve parce que ci affaire bi mu départ man moom ban preuve la fa war a mën a joxe bu ñu koy laaj bu muy nëbb bu mu yor ci ay téléphone xanaa jël na avocat mais xanaa avocat ba nga xam moo lay défendre xanaa preuve yooyu boo ne ko yor naa ko la muy jëkk a def bu dee avocat la dina la indi ñu denc ko verbalement ñu kaaw ko ma yor ko nga yor ko ñu am fuñ ko def mais dama koy bàyyi ci téléphone boo xam moom laay wëndeeloo di dem di benn paa bu existé wul xaw ma jinne la xaw ma rab la moom laay jaale ji parce que dégg naa am na paa bu dee fële ca Kaolack rek dañuy dem maag sama famille yëpp ñu dem di ko jaale ji quoi waxuñu kan la waxuñu nijaay la waxuñu baay la waxuñu kan la
ka secourir nee na dégg moom laa doon déggatal sànq ci téléphone lu tax kooku génnul moom mu wax affaire nu mu demee déggu leen kooku tamit police ba nekk ca Njaareem nu mu tëddi Kaolack ak poste de gendarmerie déggu leen fi kenn koo xam ne jot nañ appel bu jóge ci ñoo xam dañ leen a kidnappé dañoo nangu seen téléphone wala affaire yooyu te preuve yi moom nee na xamoon naa ne daañ nangu sama téléphone ndax preuve yi ma ci yor yow bu ma ko xamee téléphone boobu sax bu may dem di jaale ji xanaa dama koy bàyyi ci kër gi mu dugal ko ci coffre fort te xam ne fii lu am importance moo fi nekk mais yéen bu ngeen di wax ak nit ñi mais dañuy jàpp benn golo bu tekkiwul dara man xaw ma kan mooy conseiller ndaw si ak Pape Alé Niang yi quoi ay songu naan boo demee waxal lii mais nit ki boo ñu koy waxloo yenn yi du mën a mémoriser lépp quoi day daanu day fen loo leen léegi ñu jóge foofu mu ne salon ba beneen salon bi élève am moo fa nekkoon man xawma kañ la fi nekk enseignante ak ban titre la yor boo xam day dem am ay élève ba leen xëy di leen ber ban diplôme la leen jox pour ñu mën a ubbi beneen salon léegi bu dee état bi wala gendarmerie nañ ko wax wala kii que ce soit mu ñëw di xool kan moom boutique bii ñu ne Ndeye Khady Ndiaye moo ko moom mais loolu est-ce que jar na ndaw see naan day jooy ak day tëj bitig beeg day nangam bàyyi leen ko mu liggéey dañ may topp lu ngeen may sonale ñoom dañ laa tudd dañoo ñëw ci bitig bi laaj dégg nañ jéew ko moom mais xanaa këyit bitig boobu am na këyit bu ñu bind ne salon bii comme Sweet Beauté Ndeye Khady Ndiaye à part que bala ñuy xam Ndeye Khady Ndiaye bi ñaata tur la fi joxe moom ak sant yoo xam ne bala ca fin ba la ñuy doog a xam ne Ndeye Khady Ndiaye la tudd mais tur bu ne génnee na ko fi mais këyit bii autorisation ba am na këyit bu ci nekk mais bu dee ndaw si sa élève boobu nga xam ne xaw ma ban titre nga am pour am ay élève bu leen jox ñuy ubbi yeneen salon xanaa bu dee turam moo ca nekk wala santam wala bu baayam wala bu ndayam nag ñëw mu jox ko policier yi kooku soxlawul yow bu la neexoon sax nga dem fanaani fa yendu fa soxlawul ñaan la gis nañ la fa pourquoi pas amoo droit dem fa salon sax salon xarit su ma ubbee sama salon sama frère rek sama xarit rek ku mu neex am na droit ñëw fa bu ñëwee nag kan moo ko moom man leen mi ngi nii tur ak sant autorisation mu ngi nii fii lañ ma ko libéré ministère bi moo ma ko libéré jour nangam date sangam loolu lan moo fi jar naan day jooy ak day tëj ba nga ñëw fii di victimiser wu di ñu rey di ñu gëmloo mel na ñun ngaayeen ba nga judd ñun dañoo judd sa ginnaaw quoi sénégalais yi dem leen ngeen dégluwaat vidéo bi kii dafa yàpp maami sénégalais yi quoi waaw kii moo toogoon ne brigade de recherche biñ koy enquête mu toog ak moom am na ko woo di ko proposer 15 millions ñu ngi koy enquête de jëluñu téléphone am ñoom policier mi ngi toog di ko xaar moom muy waxtaan ak kee naan ko d'accord naa 15 millions d'accorduma ba yàgg mu ne ko non léegi neen di woowaat ko muy kon ne ñu ko interview waa ji woowaat ko ci numéro boo xam ne yow yaa ngi brigade mais neen waa ji mi ngi may sonal gars yi intercepté gars yi xam kan la jël numéro bi et tout yaa ngi ko defee ci biir brigade de recherche bi ñu lay enquête mu woowaat la proposé la 40 millions nga ne fa naan ko non nanguwuma ko ak man dëgg laay dox dugg na fi génn lu tax joxoo ko policier bi lay enquête ñu jàpp waa ji indi ko bu dee Macky Sall la ko yebal ñu yeew ko indi yeewaale Macky Sall mais yow kan nga yàpp ñu wax mu génnee fi beneen tur bu bees léegi xam nañu Sonko am na beneen gel bu ko doon maase est-ce que bu dul Adji Sarr léegi beneen gel moo tax man la gis yow yaay enforcer Sonko gi nga Sonko yaa koy gasal pax bu mu dugg nga sànni ko ci biir waa Sonko yi bu ñu la mënoon éliminer niñ def niñ bëgg a Adji Sarr daañ ko def yow da ngay rey Ousmane Sonko voilà mooy daal gel bu ne laal na yaramam bi yaram bi Ousmane mu sell mi ak ñaari soxnaam kenn ku ne ngi ñëw di ko banay dugg ak moom ci jacuzzi yi quoi léegi am nañ ci beneen tur bu bees sax boo xam ne xamuñu ko woon bu ubbi beneen salon est-ce que kañ ñaata yoon la Ousmane Sonko dem ci salon boobu dégg ngeen ko fii ci téléphone bi ba mu koy yónnee naan ko non bii dafa ñaaw xam nga sax xam nga nangam mais aji bii xam nga bu njool la bu set la xam nga affaire yooyu kii moom boo gis dana neex am na ku fi nekk mais kooku dafa xaw a ñaaw quoi yow bi may xool bu may sama mbagg mi mooy metti man docteur ba may marché mu rafet ak mu ñaaw lu ci sama yoon lii lépp ndaw si ñëw kàcc ko ñëwati démb di ñu indil détails yi quoi xaalis boobu ñuy wax nee na 200 000 lañ ko doon yónnee ca lici ba yàgg mu ñëw ne 300 000 ba léegi mu nekk yeneen 20 000 xam na ne kàcc na fenn mu rek non am na koo xam ne dugaloon 20 000 te 200 la départ woon Ndeye Khady Ndiaye damal nga gas sa pax bu mu xóot nga dugg ci yàgg Ousmane Sonko nga xaar ko fa moo gën ci yow may leen ñu jàmm sénégalais ñii nañu may jàmm kilifa li la waroon mooy gas pax bu mu xóot nga dugg ci
ñàkk jom nit ku ñàkk jom comme yow ak Ousmane Sonko defe naa musuma ko gis te yàlla sàkk gu ci Sénégal gi waaw yàpp sénégalais yi ak dox ci maayanu sénégalais yi neen ko mettre El Hadji Diouf di fooye sénégalais yi weesu nga def lu sa mel na njombe ni ko Ousmane Sonko waxe woon def sa njombe bañ la niip jàpp nga ñëw naan dañ ma piégé kooku Ousmane Sonko sa collègue boobu ki ngay raamal tey yaakaar ko ak goloom yi ne ci réseaux sociaux yi moo waxoon loolu da ngay dem def sa njombe bañ jàpp la nga ñëw naan dañ ma piégé léegi daal lu am ñu ne Macky Sall léegi même kii bi mu encaissé 5 millions ña nga naan état bi ñoo ne ci ginnaaw ak je n'accuse personne ak nangam yow yaa ñàkk jom kilifa waaw ñi koy enquête nañ woo Mollah Morgan dañ leen gën a tegal ay bagages 6 mois ci ginnaaw gars yi ne pat Mollah waroon leen daaneel bu yàgg daf leen gën a gore gaayeen voilà mi ngi noonu yéen a ay jaam gis nga yow war a bëf buñ la gisatee nga ne fi naan da ngay fekk ci ay policiers non gars yi daañu la defal bagage quoi yow lu leer lañ la wax voilà peace and love guys xoolal vidéo yi ma leen tegal nag maa ngi leen di nuyu di leen wax ngeen bind ci chaîne bi ku ko def loolu na nga ko def saagakat yi nañ dem ci ay Sonko ay kilifa genre yu ak Ndeye Khady Ndiaye quoi ñooñu lañ mérité fii amu leen fi place amu leen fi poste du leen fi siiw bloqué seen maam signalé seen maam lay def zéro bul ko sax jéem voilà vidéo yi nag damay xool yi ma neex ma tegal leen ko après vidéo ngeen déglu ko bu ma leen tàggoo ba pare xool leen lu ngeen gis rek ci gars yi la bokk pour wan leen ne sopp maan yi laa leen tegal Mollah Morgan la doon wax ak ñoom waa ji ñëw di aalu te caat nag maa ngi leen di wax ne balaa yàgg bosu caat mi ngi ñëw Leral TV dañuy am seen ay xalaat TV ay naafeq yooyu ay tàppet yoo xam dañuy làqatu ci gannaaw kii di kàcc di tajale di teg lu ngeen wax da ngeen fi dégg leen ñu inventé benn affaire pour sauver waa ji nga xam moo leen contrôle temp mais gannaaw Sonko la àndal non du jàll de yéen manipulation du dem yàlla moo leen di weer ci ni mu weeree Ousmane Sonko te weere gu ko à 100% yéen ñëpp seen masque yi dana tombe benn par benn one by one peace and love guys fu leen mën a toll xool leen lii ci topp lu ngeen gis rek man a jaajëf sàcc gañ doon wax nag ca 94 milliards ya waaw Ousmane Sonko day waxeet na de maar day taali waaw parce que Ousmane Sonko day dañu woon 94 milliards léegi nee na 46 milliards mu ne woon Mamour Diallo léegi juróomi sàcc la tudd Ousmane Sonko ñu koy xaar ci farati gi le mu waaf génnee benn jabaram wane kilifa bu Y'en a marre waaw nee na Ousmane Sonko nag gindi nit ñi tontu ci tuumay rëy yi le et pour le moment ñi nga xamante ni nag ñooy mes camarades de combat pour ne pas les gêner je mets en suspens mes activités dans le mouvement Y'en a marre pour mettre leen à l'aise pour wan leen ni que ni cette affaire n'a rien à voir avec ay Y'en a marre ak avec ay affaire de je sais pas quoi nu ma ko mën a expliquer maintenant lépp li nga xamante ni nag mooy lu sa waa ji du ma la nëbb waaw sama waa jële dama ko bi mu jógee ci yow dama ko ma ne ko mooy kii ne woon daf may defaral kooku foo la moo waxoon sama chib bi yaa ko tey foo la moo waxoon kii daf lay defaral kii foofu la moo waxoon boobu noonu passeport diplôme waaw foo ma ne ko gis naa ku ma defaral foo 3 ans bu rouge bi rek waa ji wàcc ne ma non léegi jox ma 3500 keroog jour boobu bi madame jëlee oto bi. waaw madame dafa yóbbu oto bi yàgg rek mu woo ma ne ma noo indi 3500 ma defaral la. mais ndege waa ji day dëgg ndayam. day sóob moo tax ma bloqué woon la quoi. parce que mais booy 1,500,000. non xëy man kay boo ma waxee man bu ma sañoon nga am 2,500. waaw mu ngoog man léegi bu amoon ku taxaw ne 2,500 may la jox ko. 1,500 mais ma ne garaaw bàyyi ma bañ la wax dara balaa kii léegi yow. sama bopp la génnee sama bopp bii Y'en a marre bi may saaga parce que dañ ko tilimal dañoo tilimal sama idée dañoo yàq sama idée dañoo jaay sama idée moo tax may xeex dama bëgg ngeen xam ni Y'en a marre dañoo tilimal sama idée yàq sama idée jaay sama idée ju collabo ak ay faux type ci sama idée ñuy fooyee sama idée ñu jël sama idée di ko jaay George Soros jël sama idée di ko jaay Oxfam jël sama idée di ko jaay Osiwa jël sama idée di ko jaay USAID moo tax may bomba claat seen maam parce que man sama idée jóguma woon pour jaay ko tubaab bi dama jógoon pour fight pour Sénégal jëm kanam pour Sénégal changer
loolu moo tax ma waaye ma am benn rancune bu mer ci ñoom parce que sama idée lañ jël sàcc ko jël ko defar ko ba mu rafet jaay ko tubaab bi jël sama peuple dugal ci biir bu ko jaay tubaab bi maa lànk maa bañ. Même truand, même fainéant, même incompétent. S'agissant de visa, li ma ci xam mooy sama groupe war a déposer pour une tournée ñu woo ma ne ma vous avez un dépôt demain à 11h ma jël suma passeport yóbbu ko ak les documents d'invitation fi festival bu ñu war a dem wala concert bu ñu war a dem présenter ko ñu juger may ñu visa ñu dem suñu tournée. bu ñu demee Marseille comme affaire studio la ñu monteel la ñu fafati monteel comme quoi que studio ngeen di dem Marseille jouer enregistré ci loolu la ñu amee visa yóbbu ay boy jaay leen visa 3,5 millions kër gi maa nga ca woon 3,5 millions 4 boy tukulóor ñoom ñëpp ay tukulóor 3 boy tukulóor ak benn cousin wu caat ku ci caat boole ba léegi jotuñu suñu xaalis ba léegi jotuñu suñu xaalis caat moo ko fi indoon cousin wu caat bu dëkk Caaroy caat boole ko ci dil bi kooku jox ñu 1,5 million dese ñu 3 millions tëdd ci xaalis bi nañu boo leen demee sam papa jox leen papam di nijaayu caat di ñu dawloo ba nii ba sànq ci suba loolu moo njëkk a yóbbu kër gi Europe du concert de du xottu bot te boobu maa nga ca woon da ngeen di mun wax rek ak di pousser nit ci wax man ba la ma pousser ba ragalu ma dara njaayum visa moo njëkk a yóbbu kër gi France Paris ak Marseille ci njublang. dafa am sama benn élève bu nekkoon Sweet Beauté ñu koy wax Fatou Casamance la dëkk dama ko boole woon ak Sonko mu di ko maase. Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maase. fan nga ko xàmmee est-ce que jaawle woo ko am na ko fi nekkoon niroo nañ de mais du moom de est-ce que jaawle woo ko kii bu fi commencé yàggul de est-ce que jaawle woo ko kooku nu tuddoon ban tudd la joxoon kii nag aji la tudd aji la tudd de est-ce que jaawle woo ko ma xale jigéen ñi ñoo niroo de mën naa am mais man de wax dëgg fa yàlla man yaakaar naa kii maa siw la de. lii tellement bu rafet la te dafa njool am forme nag te dafa set wecc wàcce guñ sa tey sant bi ñoom nee dañu guddee wàcc dañu liggéey ba si kanam man xaaral ma wala boole la ak moom fekkee defoo dara nga jaar fa boo fa jaay da nga am dara de xale bu set la. bu mu commencé si man yàggul de man nag léeg-léeg damay fàtte parce que ñi may yor ci fii tim day bëri te léeg-léeg fii dañuy ñëw arrêté commencé waat ma fàtte ko mën na nekk am na keneen ku fi nekk de mais kooku moom xam dafa xaw a ñaaw xam naa doo ko soxla am na keneen ku fi nekk mais kooku dafa xaw a ñaaw. Sonko dugg ci kër gi ay 22h la. dem naa fa 21h parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa Mbàkke kay mbay daa jaaxle ndax dem nga wërtoon a am dem naa teg naa fa sama tànk ak sama ustaas na ma demal loolu moom mbay taxawut de kii daal waxu fi lu aju ngooñ nag wax dëgg neexut de doy na waar torop man dam naa lu mën a xare nag wër na yàlla yi daal moom du doy wax dem yëpp mënoo nekk ibaadu am jabari ibaadu dem ñu lay maase Sonko foo jëm yaa ngay ñaari jabar yu nooy kay dem si kon yow loolu moo taxoon nga doon chargé Sonko. laal na ko mais c'est pas vrai laal na ko mais waxagul li quoi man mais laal na ko moom kay il reconnaît que laal ndaw si dafa décrire koy yi ba wane sax wax benn affaire sax bu am nekk ci benn xuur droite bi si testicule droit bi ndaw si kay lépp la décrire non moom kay laal na ko plusieurs fois puis laal na ko ci suufu douche bi laal na ko fu nekkee ban dem ba sodomiser ko sax hein bon moom kay loolu du bàyyi moo tax saaga ragal ko muy terroriser nit ñi ma ne président Macky Sall je vous interpelle solennellement les agissements de Sonko et de sa troupe et de ses bandits doivent s'arrêter taal sama kër sasuma ko mënatoo ko nangu ku ma jege ma fetal la ku dugg sama kër ñu fetal la bu boobaa buñ ni comme ñoom ñu sonn ñu rey ci ñoom ñu rey ak ñu dee ci biir Auchan te dee ci biir Auchan rey de seen biir ñoom criminels yi de Sonko
moom ni mortel combat reyante leen ne leen jaar seen bakkan ma ni sëñ bu taxaa li waxoon nee na ko déglu ma sëñ bu taxaa na fi yàgg te wér nee na ko man préparé leen pour reyante waxaat na ko tey président doo fi nekk Sénégalais yi yaakaar la jox leen seen sécurité fal la comme ni nga ko waxee nga am mandat jeexagul benn Samba Boy bu ñu wax Ousmane Sonko jóge fee di terroriser nit ñi di tàllu Auchan ak Guy Marius Sagna di tàllu Total ndax c'est français di taal kër Birima Ndiaye ndax day défendre Macky Sall kër El Hadj Diouf ndax day défendre Macky Sall. maître Pape Ngagne. voilà je conclue par là 2 mots. deux mots. non maître non l'inacceptable. suñ bët M23 ay principe démocratique la doon défendre M2D violeur lay défendre violeur ku dem. yaa ngi koy condamné. non condamné wu ma ko mais loolu moo am ki ko jiiñ Adji Sarr la tudd ñeneen ñi koy jiiñ ñi ngi wax. mais il est présumé innocent ba ñu ci yegg ci le contraire. ndax innocent na wala innocent wu loolu tribunal lañ koy waxee. mais boo nee violeur la c'est assez grave comme accusation. mais du mais man nee naa délinquant sexuel la c'est-à-dire M2D délinquant sexuel lay défendre loolu mooy wax ji. ku bëgg a défendre délinquant sexuel ak ku def sa doom nii nga dem def. vous les mettez tous dans le même sac. amu leen droit comparer M23 ak M2D lii ay principe démocratique ay nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ndax njëriñu réew mi. mais lii bànneexu benn nit. Mambay gisoo ne ni peuple bi toppee woon seen ginnaaw 23 juin. ànd ak yéen ci ay cause tey jii ni ce même peuple ñoo topp M2D. ban peuple M2D wootewu rassemblement. si aujourd'hui la rassemblement boobu la fa nekk mooy le peuple sénégalais. nañu bàyyi di méngale loo xam ni mënta méngaloo nee naa la nañu respecté ñoom Mamadou Diop seen bakkan la ñu joxe. lii nii ñi ci dee perte nañ ñoom ñoo leen bëgg a tudde ay martyrs mais li ñuy jàpp li ñuy gis ak liy nar a indi firnde yi nar a am ak leneen liy leer lépp dinañ gis ne que benn nit moo organisé wax ay feni kese ndax ñi mu àndal ñëpp ñu créé ko organisation di défendre un violeur à la fin loolu la ñuy egg. di défendre koo xam ni Sodome ni lay def di défendre koo xam ni rey nañ ay nit yoo xam ni moom moo ko gàddu ci responsabilité ngeen bëgg ko méngale ay peuple sénégalais bi jóg doon xeex pour ay principes démocratiques. am na loo wax c'est pas juste. am na loo wax sànq. nee nga ki nga naan violeur. dafa complot ak ab gendarme di lan foofu da nga ko xaw a cof rek mais lan la exactement la wax foofu. mais amul cof. yàgg nañ ko wax nit ñi ñoo bëgg te dégg wala ñoo bëggul dégg. lan la exactement xam nga Adji Sarr mënta porter plainte altine. ci méngoo boo jëlee date altine ci guddi mënul ñu wax ko ci wolof ci français mu gën a leer. maanaam Adji Sarr porté plainte lundi mardi gendarme ba mu porté plainte di envoyante ak woowante ak Ousmane Sonko ca convoqué guñ ko mais loolu bu dul complot gisuma leneen lu dul complot. kan ngay wax ni mais capitaine bi ñu rajee bër ci démb. mais capitaine boobu la kay. il a changé les textos ak Ousmane Sonko. lendemain convocation bi. ma ne jokkoon ak Ousmane Sonko du benn du ñaar du ñett. ci loo xam ne du enquête bi. doo xam ne du enquête bi ca boobu convoqué guñ ko loolu bu dul complot lan mooy complot loolu bu dul bi situation bi jeexee émeute yi jeexee ñu gis ni que fukki nit ak ñeent ñoo ci gaañu juróomi nit yi lañ mën a wax ni que li faat seen bakkan laale na ak police juróom-ñeent yépp mën nañ jàpp ni que ay meurtre la ñu gis ko moom ci boppam muy dem ci ñenn ñi yenn famille naan leen dama leen di jox xaalis pour ngeen ni état du Sénégal loolu bu dul complot lan mooy complot après ñu bëgg a tànqal ñi naan ay M2D M3D M5D organisation la buy défendre un violeur. donc par rapport ak. proximité kenn du ko comparé ak M23. proximité bi Ousmane Sonko am ak gendarme boobu noonu dafay justifier ci sa gis-gis ce qui s'est passé par la suite. mais foofu mooy complot bi la. mais c'est-à-dire yow man mënu ma nekk yow mënoo nekk enquêteur nit ñëw porter ma plainte man ma jaar ci suuf di la wax di la envoyer message di la woo ñuy wax. te convoqué guñ la ma lay wax li lii di am. donc capitaine Touré ci sa gis-gis ab plaie la woon bu ñu waroon na. dindi sànni fa la gendarmerie. mais c'est-à-dire mais defe naa li ko gendarmerie daan ko gendarmerie teg sax. oyof na par rapport ak li mu def parce que jàpp naa ni ñoom complot bi ñu nas naan ñii dañ ma complot ñoom ñoo njëkk a complot ba ay nit génn ci àdduna. ci lan ci pour ragg deru koo xam ni moom moo fekk xale bu jigéen fa muy liggéeyee sàkk ko ci lu dul coobareem ba pare bëgg ëpp nit ñi bari wax ba pare am surtout continuer di wax naan day défendre démocratie. vous semblez parler avec beaucoup de certitude dans cette affaire est-ce que da ngeen ci xam lu ñu ci xamul ñun ñii. Ousmane Sonko xam nga wax fii laa toogoon. bu ne moom woowul Touré ci avant ñu koy convoqué inventé wuñ ay SMS. bu ko fekkee ni que loolu muy wax li ma wax ni amul na dem tribunal bu leen indilee yéen citation directe nga ñëw ma jox la firnde bi
vous détenez les preuves. ma ni déedéet li may wax bu fekkee du dëgg moom yow boo ñëwee. suba nañ na yónnee citation direct mu def ci sama tur ak seen tur boo ñu ngeen ñëwee man ma jox leen preuve maa ko wax ci kanamu Sénégalais man du ma wax lu dul dañ. bàyyi leen di nax nit yéen da ngeen di jay nit ba mu def Sonko du tus moo ñëpp a yem li gars yi def bu am ay sàcc yu fi ne Sonko bi nekkee impôt et domaine sàcc na bu dee am na sàcc ca foofa yi muy jiñe moom ci sàcc yi la mooy premier sax waaye du deuxième loolu laa wax bu dee am na sàcc laa wax de mooy premier sàcc bi ndax ci loolu la dund na arrêté bu leen gëm loolu Sonko ngi fi barki démb la judd 2000 la commencé liggéey nan la fi amee immeuble boo xam ne fam ko am ci xolu Dakar la man am naa doom bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye mooy directeur xulus moo ko jëkk foofu ci koor bi te mës amagul këram gi nekk Touba àggagul Sonko man fee tabaxub immeuble nu mu def ba am ko ñenn ñi nee nañ dafa dem napp waa SICAP parce que ñoo ko doon joxe ndax booba jege na tay bu njaay ñu jox ko kër gi nan leeral nu mu amee kër gi lu mu jënde kër gi na ko wax loolu mooy débat bi débat yi amul njariñ yii ngeen di def mënu leen a fexe ba kot-kotal Sonko ba Sénégal fal ko man de bis bu Sonko nekk président man ma tuxu nekk man tam koo xam ne kii peut-être Côte d'Ivoire lay dëkk wala Mali. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop.